salaamaaleykum tur bi Adama Diallo nekk le coordonnateur du réseau élèves étudiants entrepreneurs R3E. R3E nag comme ni nga ko xamee réseau la boo xamante ni ay élèves étudiants ak entrepreneurs noo si nekk ñu jógee ci gox yu nekk dajalu ko foofu noonu léegi li nekkoon bi R3E nag mooy jox ñi nga xamante ni ñooy étudiants yi ak élèves yi ay formation yoo xamante ni dina leen dimbali ci seen cursus scolaire nga xamante ni fépp fu nekk rek toll seen njàng du am benn problème. Entrepreneur aussi koo xamante ni c'est un porteur de projet bu ñëwee R3E di la orienté teg la ci yoon ba dimbal la nga am financement nga xamante ni di nga mën a financer sa projet te doo ci am benn problème non seulement dañ lay dimbale ci wàllu financement mais aussi dañ lay encadrer accompagner la ba nga xamante ni benn problème doo ko am donc réseau bi ci loolu lay liggéey ñu xool nag dëkk bi manque na trop liggéey à chaque fois on se dit que gouvernement bi moo la war a jox liggéey. ñun en tant que des jeunes engagés ñu xam ne loolu c'est impossible ci loolu ci lañ créé réseau bi di jàppalante suñu biir waaye di jàppale bépp jeune boo xamante ni développement ñor na bépp jeune boo xam ne ba nga bëgg a taxaw liggéey réseau bi mi ngi taxaw pour jàppale la dimbali la say projet waaye defal la ay formation yoo xamante ni ay formation yu mucc ay lay doon ci loolu ci leen organiser caravane bu nee caravane nag waaw dafa nekk loo xamante ni lu am solo la. parce que caravane nationale nekkul caravane locale wala caravane régionale mais dafa nekk caravane nationale de la jeunesse nga xamante ne caravane dina jaar ci région yi nekk ci dëkk bi yépp te fépp fu fa jaar dina am liggéey bu am importance boo xamante ne dina ko fa def soit dina gis ñi nga xamante ne ñooy kilifa dëkk bi ñu toog waxtaan ak ñoom ñi nga xamante ne ñooy jeunesse bi nekk ci dëkk bi aussi ñu toog waxtaan ak ñoom ci wàllu projet ci wàllu entrepreneuriat lépp loo xamante ni financement la wala lépp loo xam ni accompagnement la réseau bi day taxaw mu jàppale la ci loolu. Organiser ay caravane ñu njëkk a def une première édition ñu defaat une deuxième di waajal une troisième première édition bi nag mu nekkoon vraiment un succès national nga xamante ne sax au niveau international nit ñi dañ ko doon commenter di ci wax ñëwaat ci deuxième édition ñu def ko ci période bu métti période Covid nga xamante ni ñu bëri doon nañ wax du jàll mais suñu engagement. egg na foo xamante ni li ñu gëm mooy par la force day def suñu caravane ci kàpp na yàlla par la grâce de Dieu def nañ ko mu nekk caravane bu am réussite ñëpp kontaan ci jeunesse Sénégal ñëpp daal ciy jàng donc loolu moo nekkoon suñu mbégte nekk mbégte R3E waaye yemuñu foofu parce que R3E liggéeyam day dox instant bi ñi ngi nekk di waajal une troisième édition boo xamante ne c'est au niveau national mais ci niveau international sax gars yi ñu ngi koy commandé ñu ngi ciy wax ndax boo xoolee ren suñu troisième édition dinañ am ay gan yoo xamante ne dañuy jugee ci yeneen dëkk yoo xam ne du Sénégal te dañuy participer ci caravane bi léegi loolu ñoom lan mooy tax ñuy participer ci caravane bi parce que gis na ni caravane bi dafa am importance li ñuy jàngale ci caravane bi formation yi ñuy def ci caravane bi dafa am importance ba ñoom seen dëkk yooyu da leen amal importance ak jeunesse bi su fa nekk moo tax ñoom ñu jugee seen ay dëkk ñëw fii ba Sénégal ànd ak ñun ci caravane bi donc mu nekk troisième édition boo xamante ni macha allah riche na trop en activité buñ toogan fii di wax activités yi buñ ci wax rek ba jóge ci beneen da nga yaakaar ni moo dàq mais ñu ngi leen jox rendez-vous incha allah suñu troisième édition. This will be very important for everybody in this world.